Zassény sous-préfet ba nag mi ngi xamle ni dal boobu daan woon ci marché Gueule-Tapée ci alxames ji weesu nag danañ ci jël dogal te muy daaneel ko ci fàttali ñaari bakkan ñoo ca rotoon ñetti jëlee ci ay gaañu mu nekk nag loo xamante ne lu doy waar la ndax bari na ay marché yu nekk ci jafe-jafe yu mel noonu ci réew mi def nañu ci itamit ab taxaw seetlu mbokk yi ni ngeen ko xamee ñu nekk ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ñu fas yéene yaatal it bokk na ci njiital ASCOSEN di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi moom Momar Ndaw muy wax ni li muy xaar ci jëwriñ ji ñu gàll wàllu njënd mi ak njaay mi di Abdou Karim Fofana bari na ndax li ko waral rek bokk na ci askan wi li ñuy dund muy ay jafe-jafe yu metti leneen nit dinañ ko wax ci biir xibaar yi muy jëwriñ ñi nga xamante ne nii nag tey jilee da jàpp nañ ni ay ministre lañu di jëwriñ nag kon daal di nañu rek démissionné maanaam tekki seen ndombal tànk ci pencum ndawi réew mi juróom-ñetti fan nag la ñu leen mayoon waaye mujj nañu koo def rek laata àpp bi jëwriñ yooyu bokk na ci Amadou Ba mi nga xamante ne nag xam ngeen ni mooy njiitu jëwriñ bu Sénégal ku ci mel ni Fatou Diané Aly Ngouille Ndiaye ak yeneen i député mbokk yi ponk yaa ngi nii bu jeexee daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi Pape Cheikh. bu ngeen taaxeetloo Fatou Kiné yaatal ko. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi mbokk yi ñu doore ko rek ak kàddu yu tukkee ci sous-préfet bu Parcelles Assainies muy xamle nag ni jël nañu daal dogal ci daaneel bâtiment boobu nag indi woon jéeya ca marché Gueule-Tapée bu Parcelles Assainies dal ba daan woon ba ñaari bakkan rot ca ñetti jëlee ca ay gaañu mu ne nag bâtiment boobu dañu koy daaneel ñu ne nag bari na ay marché yu nekk ci ay jafe-jafe yu màggat lool ba daanaka sax nag nit ña nekkatuñu ci ab kaaraange ab xayma bu ñu def junni laak ñeenti téeméer rek ñeent fukk ak juróom-benn bâtiment yoo xamante ni ñu ngi ci jafe-jafe ci lim googi nag jàpp nañ ni ñeenti téeméer yaak juróom-benn fukk yaak ñett yëpp doon na ay barab yu ay doomu aadama di dajaloo ñu ànd ci ak Abdoulaye Diop Hamadou Ba ciy leeral. ay oto yuy jeqi fi tabax bi daanu ngir yaakaar gis fa ay nit ñuy dund ay sapeur pompier ñuy wàllu ñi am ay gaañu ak ay commerçant yuy gaawtu ngir rawale seeni bagage lii moo xew ci marché Gueule-Tapée te yàqu yi bari fa lool. fekk nañ fa ñetti nit ñoo xamante ne am nañu ay gaañu ñu yóbbu leen hôpital waaye gaañu yu ndaw la ñu am donc ndax ñoom ñëpp delluwaat nañu seen ay kër li ñuy naqarlu rek di ko rëccu mooy li nga xamante ne dafa am ñaari nit yoo xamante ne dañ ci ñàkk seen bakkan. ñooñu yàlla dafa dogal xam naa bi ñuy daw pour génn mënuñu woon a génn donc tabax bi daanu seen kaw yàlla def ñu nakk seen bakkan. autorité yi nii dinañ def lépp lu ñu mën ngir askan wi fa nekk ci kaaraange. ñi nga xamante ne dañu fa am bagage ñu fexe nuñ ko jëlee ba tëj li nga xamante ne moom mooy hangar bi. donc leneen li mooy maire bi nga xamante ne moom mooy gérer marché bi wax nañ ko mu jël arrêté bi nga xamante ne day wane ne bâtiment bi wóoratul mooy arrêté de péril. direction de la protection civile jot nañu recensé ci Dakar lu mat junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay tabax yu nga xam ne wóoru la dëkk ci loolu juróom-ñeenti téeméer yi ak juróom-benn fukk ak ñett yi ay établissement public lañ yu mel ni ay marché. sous-préfet jàpp ni ginnaaw lim yooyu war nañ ci def ay taxawaay balaa jéye di am. jàpp naa ne bu lii weesoo dinañu gën a xóotal li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu marché bi ak service yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci mbir moomu ñu def une visite globale ci marché Gueule-Tapée bi ndax effectivement mos na am beneen partie yu daanu mooy fi nga xamante ni tailleur yi foofu lañ nekk. te aussi yaakaar naa ne il faut ñu jóg si balaa lu mel ni di ci amaat. mois d'août bi weesu direction de la protection civile lim na lu mat 25 ci ay tabax yu màbb ci réew mi ba at mi tàmbalee ba léegi. jëye yooyu nag jur nañ lu mat juróom-ñaari nit ñu fa ñàkk seen bakkan ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ñu am ci ay gaañu-gaañu.
Abdoulaye Diop ñu koy jaajëfal. mbootaay gi ëmb way jëfandiku yi ci Sénégal njiit la di Momar Ndao nag nee na bari na li muy xaar ci jëwriñ ji ñu gàll wàllu njënd mi ak njaay mi jamono ji ñu wax ak yéen muy Abdou Karim Fofana li muy xaar ci moom nag mooy askan wi seen jafe-jafe daal na daal di rek kon teggeeku mbaa boog sax mu wàññeeku rawatina nag jaba yeeg lees ci seetlu ñu teewlu ko moom Momar Ndao ci micro Chérif Dia. waaw ñun li ñuy xaar ci gouvernement bi rek mooy li leen président de la république sant li mu leen sant mooy lan ñetti yëf benn bi mooy wàññi dund gu cher gi ñaareel bi mooy location yi ñetteel bi mooy inondation yi loolu nag mooy li nga xam ne moom la Sénégal yëpp di xaar ndax coono yi dafa métti li ci nekk nag mooy comme ministre bi ñu indi ku bees la ci secteur bi miinu ko bu baax ñun dinañ ko encadrer jàppale ko pour que mu réussir mission ndax bu réussir mission ça va aider les consommateurs looloo tax ñun dinañ ko jàppale lépp lu ñu mën pour que mu réussir mission. mangook lu jëm sax nag ci jëwriñ yi nga xamante ne nag fi mu ne teg nañu leen ñu war a liggéey gouvernement boobu ñu daal di sos nag jëwriñ yooyu nga xamante ne nag dañoo nekkoon député ba noppi fi mu ne tekki nañu seen ndombal tànk ci pencum ndawi réew mi tey ci suba ndax juróom-ñetti fan la ñu leen mayoon ñu def loolu waaye nag mujj nañ ko matale laata àpp bi bokk na ci jëwriñ yooyu kii di Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Fatou Diané Abdoulaye Sow Mariama Sarr Abdoulaye Daouda Diallo ak ñeneen na ca Kaolack la ñuy wutali ak nag ñi doon gunge ak jàppale ak dooleel kii di Aminata Touré fi mu ne nii nag ñoom ñooñu ñi ngi koy sas daal mu daal di baalu àq na mu gën a gaawee te deltu gannaaw nag ci tànk yi mu jël ndax jàpp nañ ni daal loolee nekkul li gën sax nag ci parti bi di APR lu ko mooy nag nee ñu daañu ko won gannaaw Abdoulaye Diop moom responsable APR la ca Kaolack nekkoon na itamit koo xamante ne nii da daan jëflante ak Aminata Touré ñu teewlu ay kàddu. nag li ñu xaw a jaaxal fan yi moom mooy ne moom madame Aminata Touré dañ ko defoon tête de liste président ñëw assemblée tànn monsieur Amadou Mame Diop ne moom mooy doon président assemblée mu am lu ñaawlu nag loo xamante ne wax dëgg yàlla Mimi Touré daf koo def te ñun en tant que jeune ñun li ñu gis ne loolu nekkul exemple bu baax boo xam ne war nañ ko jox jeunes yi moom mooy ne moom bi ñu ko désigné wul rek dafa gedd ba pare jóg dem te ñun ñi xamante ñoo ko indi woon Kaolack très sincèrement ñun loolu métti nañu trop ñu ne nag jóg ak wax jot na lii nga xam ne moom la def assemblée keroog ñun de rafetlu wuñ ko ànduñ ci parce que waroon na mën a toog comme dafa jiite liste bi ñu gagné président su désigné kenn te ñoom ñoo toogoon palais ne président jox nañ la carte blanche loo def noonu la président su tànnee keneen ñun li ñu yaakaar moom mooy ne moom waroon na mën a dal moom mooy diggante Aminata Touré ak président Macky Sall ñun li ñuy wax moom mooy warul woon sax am benn jafe-jafe waxuma laak tey ñuy am sax benn pépp suuf bu fay dugg mais tey maye na loolu tey maye na koo xamante ne war na yàpp président te moom moo doon wax ne première institution du pays kenn waru koo xaxar kon moom wax dëgg yàlla ñu koy invité nag mu taxaw jéggalu baalu président Macky Sall na ko dem seeti baalu ko après la vie continue parce que gis nañ fi lu ne naka dem seeti ko baalu ko génn itam publiquement baalu li nga xamante ne moom la def parce que ñun li ñuy wax nii waxuñ ko pour problème mu ne dañoo far fii wala far fële mais dañ koy wax suñu aqulaay taala parce que jëf ji rafetut te doon na loo xamante ne mën na ko topp ba carrière politique am keroog muy jeex parce que rafetut. Faly Gueye moo taataan kàddu yooyu FRAPP France dégage nag ñoom daal dinañu rek door ab campagne Macky dégage la ñu ko duppee gor sa wax ja ñu ni tey ci suba nag la ñu daal di janoo ak taskatu xabaar yi ñoom activiste yooyu fas yéene amal ab tournée nationale ngir ñaax askan wi ñu wax nag ci mbootaayu soxna yi ñoom fi mu ne nii li ñuy sàkku jamono ji mooy nag soxna yi ñu duppee ressources naturelles yi nañ ci mën a jotee ndax dañu jàpp ne soxna yi bari na lool liñ leen di bàyyi gannaaw ci yu ni mel te loolu nag bëgguñu koo seetaan ndax seen àq ak seen yelleef dañ leen a salfaañi ci wàllu woowee Amadou Kanouté moom mooy directeur exécutif bu SYCODEV ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. li nga xam ne moom la ñu seetlu te mooy li nga xam ne dañoo gis ne loi yi ak constitution wu réew bi dafa saafaanoo ak li nga xam ne moom la jigéen ñuy dund sur le terrain. fu loi yeeg constitution yi di wax ni góor ak jigéen ñoo yem ci naka lañu war a jotee suuf naka lañu war a jëfandikoo texte yëpp wax nañu loolu mais boo demee waxtaan ak jigéen ñi laaj leen yéen loolu nu ngeen ko gisee li ñuy dund dafa wane ni kat
du loolu moo am saafaanoo boobu nag moom la ñu ne campagne bii na ñëw changer ko wëlbati ko fexe ba li nga xam ne suñu constitution loolu la wax jigéen ñi mën a jot ci suuf si liggéey ko daal di pour seen njaboot pour réew mi. stratégie yi nag dina ëmb stratégie yu bëri maanaam naka lañ koy defee dina wute dina bëri yéen ñëpp d'accord ngeen ni constitution bi moo leen may loolu seen àq ak seen yelleef ci wàllu suuf constitution bi def leen ko may ba mu mot sëkk mais li ci am mooy dañoo bëgg a xam lan moo xew nu ngeen dundee réalité boobu sur le terrain. ñu yegg ci bëj saalumu réew mi ca commune bu Niassia maire ba nag daal dinay tàllal loxo ci bépp partenaire boo xamante ne dimbale moo la tax a jóg ndax foofee ca commune ba xam ngeen ni am na ci ay dëkk yoo xamante ne nii askan wa fa daan yeewoon nag dañoo daal di rek daw seeni dëkk li ko waral bokk na ci ñàkkub kaaraange tey nag ñu taxawaat ci tabax dëkk yooyu ba seeni borom nag mën a ñibbi ca village yooyee Justine Manga moom mooy maire bu commune bu Niassia ay kàddu yu muy dénk Lamine Ba ñu teewlu ko ak Lamine Mandiang. autorité administrative yi partenaire technique ONG ba ñi nga xam ne ay élus lañu ci biir arrondissement bu Niassia toog nañu waxtaanee li nga xam nag mooy politique développement yi ñu amal seen diwaan bile sous-préfet ba woote ndaje bi ni mel lim ci jub nag mooy fexe ba xayma li nga xam ne moo di intervention yi partenaires yi di amal ci biir arrondissement bi ngir xool fan la jafe-jafe yi féetee ngir ñu mën koo saafara. 25 chefs de village yëpp ñëw nañu teew si ndaje boobu aussi ñu profité ñu woo chef de service yëpp ñoom ñëpp ñëw nañu. ñu woo aussi les responsables des projets et programmes xam ne ñoom ñooy jiite ñëw di def ay liggéey si biir commune Niassia ñu ne leen nag première ndaje bi lu si gën a mu am solo tey parce que ñëw nañu pour waxtaan ak ñoom état bi lu mu def si commune bi état bi lan la envisager pour def et en même temps ñu déglu leen ñoom aussi seen jafe-jafe pour ñu mën ko remonter. ndaje boobee nga xam ne nag ñu bëri yëkkati nañ fa ay kàddu wane jafe-jafe nga xam ne nag moom la ñuy dund ci biir arrondissement bi tax na ba yenn chef de village yi am li nga xam ne tudd nañ ko ci waaye li ci gën a fës nemmeeku nañ ko mooy ñàkkum ndox courant ba sax li nga xam ne nag moo di ay piste de production. non jafe-jafe bi dafa bëri. parce que surtout les petits ponts li ñuy defoon ci tali bi dañ ko fàtt. et depuis loolu bu tawee ndox bi du mun a dem ci faro day des ci village am nañu problème courant. poto am na mais comme que fii zone alal poto yi bëri dañu daanu. am ka conflit bi vraiment dañu bloqué yu bëri dañu am un grand retard léegi nag comme que mu ngi commencé wàññeeku dañu soxla d'abord ñu def ñu tali dem ci yeneen dëkk yi ñu indi ñu ay courant indi ñu ay ndox. maire yi nga xam ne nag boole nañ leen ci ndaje bi nee nañ lu am solo la ndaxte dina tax ba ñoom ñoo xam kan mooy def lan ci seen biir commune yi rawatina lu tukkee ci partenaires yi. ma gis ne loolu permettre nañu ñu mën a am toogaay ak acteurs yi nga xam ne ñooy intervenir ci commune bi acteurs au développement les chefs de village ak ñi nga xam ne ñooy les chefs de service technique pour ku ci nekk mu mën a wane taxawaayam ak mën-mënam lan la mën a def pour commune bi. ONG yi nga xam ne nag bokkoon nañ ci ndaje bi nee nañu li sous-préfet sanc am na solo bu baax a baax ndaxte ñoom dafay tax ba ñu mën a méngale li nga xam nag moo di seen i intervention ngir mu gën a am njëriñ rawatina ci diwaan yi nga xam nag askan wi ay way daw lakku yi dellu ñoo fa ne. ma ngoog mu nekkoon sous-préfet ba ak ONG ak partenaires ya fas yéene rek kon joxante loxo ngir liggéey foofee ca commune bu Niassia foofee sax nag la ñuy des ndax wax naa ko léegi muy nag kon maire ba di sàkku rek ca partenaires ya daal ñu dimbali ko ci liggéey bi su ko defee nag ñooñee dawee woon ci seen dëkk ya mën a dellu ndax ñàkkub kaaraange Justine Manga la ñu koy wax ñu teewlu ko ak Lamine Ba. nga xamante ne moo fi gën a urgent ñeent la. bu njëkk ba mooy li ma gën a bëgg mooy sama population bi yëpp dellu si ndaxte Niassia mu ngi am 20 village ak juróom donc 21 ñoo nekk sur place donc ñeent yi ba léegi ñëwaguñu donc balaa may bëgg lépp daal ñooñu ñëpp nañu dellu si ku nekk këram su ko defee moom développement bi gën a neex ñaareen bi mooy bu ñooñu dellu see donc li nga xam ne mooy désenclavement parce que am na ñaari zone yoo xamante ne pour ak seen accès pour ñëw fii ci mairie bi problème bu mag la muy zone Kagit ak zone bu ñuy wax Bayet Est nga xam ne Katouré Toubacouta Bofa Bayet ak Buxuyu ñooñu pour ñëw fii au niveau de la commune il leur faut ñu traverser presque 3 communes avant ñi ñëw ci commune Niassia alors que si ñun la ñu bokk donc bu ñu amee désenclavement boo xamee ne à partir de Dar Salam mu am piste bu dem ba foofu bi leen di mën a permettre ñu ñëw rapidement fii
ak kagitam ñi defaraat seen yoon bi nga xam ne vraiment c'est un cauchemar pour nous buñ ko defaree defe naa ne dinañ saafara ci côté yoon yi. bu ma jógee ci côté yoon yi ma dañ ci ñetteel bi nga xam ne mooy courant bi moom parce que tey mënoo ne développement tey waxu courant. Mangook mu nekkoon maire bu commune bu Niassia ñu àddu ci xibaaru bitim réew yi dooree ko fële ca Mali ak génn gu njëkk gi nga xamante ne nag kon kii di premier ministre ba di colonel Abdoulaye Maïga ñu teg ko fa nag tegum néggandiku def na ko ca bitim réew mu teewee juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaareelu assemblée générale bu mbootaay xeet yi ñu koy amal ca Amérique mu mel ni kon kàddu yam fa fas yéene yëkkati daal defar nañu ko ba noppi kàddu yi bind nañu ko xam nañ nag fa mu jëm moomee di colonel Abdoulaye Maïga ñu ne nag ca la ma fas yéene addu bokk na rek ci jafe-jafe ca Mali ñu ne nag Mali noppi na ngir liggéey ak ñëpp waaye ci kaw rek ñu sàmmoon teg tëralin ya ca biir réew ma moom premier ministre boobu nag kilifa yi mu fas yéene seqal waxtaan tamit bokk na ci secrétaire général bu mbootaayu xeet yi ñu gën ko xam ci Antonio Guterres ci bis yi weesu rek déggoon nañ ko ci RFI muy wax nag ni ca France soldat yu Côte d'Ivoire Mali bay jégalu soldat yu Côte d'Ivoire ñu fa téye duñu ay mercenaires mu mel ni mi ngi doon tontu nag nguurug Mali bi doon wax ni ay mercenaires ñoo dugg ca réew ma tey ci altine ji nag dañoo daal di rek door ab procès mu ñeel nag procès bu Dabo Boucari nag bu ñu ko déggee ab étudiant la ci wàllu médecine ñu faatoon ko ci atum 1990 moomu nag soldat yu fare woon ca régime boobu nag nekkoon foofu di nguur ga nag ñoo ko daal di fëkkoon ba noppi mujj ko faat boobu ba tey nag ay ñamu bokkal ci daara ju kawe ja mu doon jàngee nag di xeex boobu ba tey ngir ñu amal ab procès waaye mujj nañu koo def waaye nag yemuñu ca ñoom étudiants yooyu bu ñu sañoon daal nee ñu daañu def seen kéemtalaay kàttan ba lépp leer ci ñooñee ñu tuumaal bokk na ci général Gilbert Diendéré nekkoon chef d'état-major particulier bu Blaise Compaoré foofee ca Burkina ñu des ba tey ci xibaaru bitim réew yi jeexalee ko rek nag ak funérailles yi maanaam dëjub kii di reine d'Angleterre di Elisabeth II mi faatu woon gis ngeen ko noonu nag ñu daal di rek kon yor néew ba di wër foofu nag ca yenn ci taliya ca Angleterre ndax tey jii lañu ko fas yéene denc ay njiital gouvernement ay njiitu réew nag ku ci ne daal di ñëw rek ngir def sa tàggatoo bu mujj ak moom ci njiitu réew yi bokk na ci président Macky Sall ñu jàpp nag ni moom moomu di reine Elisabeth II xam ngeen ni juróom-ñetti fan ci weeru septembre ci la daal di faatu woon ñu fas yéene ko denc nag tey ci ngoon njabootam nag di def nag tàggatoo bu mujj ak moom. Mangook ñu daal di nag yegsi ci xibaaru tàggat yaram yi ak tagguk kii di Yankoba Diatara ci bopp ministère bi ñu gàllu wàllug tàggat yaram gouvernement bi nag ñu gën ko xam ci ki koy diriger ki ko jiite maanaam di Amadou Ba mu nekk nag loo xamante ne nii tax na ba nag boobu ba nëga ni coow li ne kur ci Matar Ba mi jiite woon kon ministère boobee gannaaw loolu it ñu gis ni am na naam ay maanaam ay jéego yoo xamante ne def na ko waaye tamit seetlu nañu ni Matar Ba yi tamit bari na lool lu ñu ŋàññi yorinam ci wàllug tàggat yaram ak lum ca mën a doon nag dañ ci teewlu Mamadou Ndiaye mi ñu ci defal ab taxaw seetlu. mu nekk ministre des sports bi gën a yàgg ci bopp département bi ci histoire réew mi juróom-ñetti at mu def ko ci bopp département bu sport moom Matar Ba ñu tegg ko ci bopp ministère des sports daal di fay tekki di Yankoba Diatara mu nekk mbetteel pour ñenn ñi ñeneen ñi jàpp ni lu jaadu la ngir rek mu jóge fa moom Matar Ba. juróom-ñetti at ku ko def dans un gouvernement tu deviens un pantouflard ça fait beaucoup vous savez même en matière de diplomatie. Par exemple bu ñu jëlee ambassadeur et tout ça en général 3 ans 4 ans la ñuy des dans un pays parce que 8 ans dafa bari bon maintenant peut-être la surprise moom mooy comment se fait-il que le président l'a démis de ses fonctions ou bien l'a enlevé ou l'a changé à 2 mois de la Coupe du Monde voilà loolu moom rek moo xam lu tax mu def. parce que kenn yaakaarul woon ne Matar Ba dinañ ko changer ci poste bi parce que mi ngi fa depuis le 7 juillet 2014 ba léegi moo gën a yàgg ci histoire sport Sénégal ministre bu gën a yàgg foofu Yankoba Diatara nag kenn xalaatul woon ko moom mooy utu Matar Ba mais man xam nga Yankoba mënu ma ko juger bu ma ko juger te gisaguma ko à l'œuvre damay wax lu ma neex et moi je suis un journaliste
et souvent journalistes yi dañ leen ne ay faits la ñuy commenter ay faits la ñuy disserter donc man Yankoba balaa ma koy juger il faut ma gis ko à l'œuvre mais bu président nommé ko ministre des sports c'est parce que am na yaakaar ci moom parce que mënoon na jël Abdoulaye Sow bu mu bàyyi ministère de l'urbanisme andi ko sport mais dafa bàyyi Abdoulaye Sow urbanisme andi koo xam ne kenn xamewu ko woon sport ci département boobu noonu donc président xam na lu mu def. yenn ci acteurs yi di réclamer bu baax ak coppite ci bopp ministère des sports boobu wala yi tamit ci doxalinam ndaxte dañu bëgg ministre des sports boo xamante ni daa di boole sportif yépp du rek football wala làmb moo tax kii di Yankoba Diattara lu bari di ko xaar ci bopp ministère des sports. te ñuy xaar ci Yankoba Diattara moom mooy mu nekk ministre complet vraiment mu xam li ko président de la république sas président de la république loolu la fàtte wax ci nasaraan dafa nekk kilifa bu nga xam ne lu mu def ci alal ci sport bi man xam naa ci dara parce que nekkoon naa fi ci boppu sport bi te nekkoon naa fi ak yeneen président lu ma gis bu koy def tey ci biir sport bi yooyu musu fi woon a am te loolu Diattara dafa war a comprendre que sport bi a besoin de ça et que surtout mu nekk le ministre de tous les sportifs. ñu yeesal charte sport bu Sénégal parce que charte boobu depuis 84 la ko Sénégal mettre en place et jusqu'à présent c'est la même charte qui régit le sport sénégalais et gis nañ ne sport am na ay jéego yu am solo yoo xam ne lu xewoon 84 ba 90 ba 2000 nekkatu ko on parle maintenant de le sport lu mu englobé bëri na non seulement au-delà des résultats le sport est géopolitique également parce que ça permet à certains pays de se positionner donc charte boobu man fa laa koy gën a xaaree mu accélérer foofu la cadence ba ñu mun a yeesal charte bi am charte bu bees. Yankoba Diattara ñëw ci secteur bu nga xamante ni bari na lool ñu war a jooyanti xam naa objectif am bu njëkk bu mu war a mën a jongal moo di dajale lii di juróom-benn fukk ak juróomi fédération ak groupement sportif yi ngir rek gën a ñoŋal sportu Sénégal. ni nga ko waxee Mamadou Ndiaye défi yi koy xaar am solo lool ñu lay jaajëfal bu baax a baax yegsi nañu ci yëglikaay yi la ñu xëyee tey jilee Serigne Saliou Seck. dal leen a jàmm politique daal ron-ron la ku nekk ca ron nga bëgg a xam la ca kaw faawu nga teen ba tax keroog gaaw bi ñu weesu ñëpp a teenandoo muy politique yi ba ci askan wi nga xam ne dañ doon déglu ki nu war a tànn ak ñi nu war a tànn boobeet am na ñu mu jik waaye am na ñu mu jigul mbooleem yéene kaay yu nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu xibaar ne Macky Sall tànn na te Amadou Ba la tànn l'observateur xëy fésal nataal bi mu doon daagoo ca palais ba keroog gaaw journal Futurs Médias bi ne gannaaw xaar bu yàgg njiitu réew mi di président Macky Sall mujjee naa falaat gouvernement bu yees tabb ca bopp ba Amadou Ba def ko mu nekk ilimaani jëwriñ di premier ministre Amadou Ba ci yéene kaay rue 15 angle corniche bi ne ci bés bi ci la ko président Macky Sall woowee wax ko moom it mu nangul ko journal bi boole ci dinu leeral ne mboolem ministre bu bokkoon ci gouvernement bi nu sampoon atum 2020 te nu sempi ko keroog gaaw bi ñu weesu SMS lan la yónnee di la ca leeral ne génn nga ci nguur gi wala dañ lay soppil ministère l'observateur ne ci bii gouvernement itam am na ci xar kanam yu yees am na ci itam ñu dellu siwaat ca ñooñu ñu mën càlli Mamadou Moustapha Ba Abdou Karim Fofana Mame Mbaye Niang ak Pape Malick Ndour bés bi la journée équipe de combat le journal bi ne la tax ñu wax ko te tax ñu war koo gëm moo di ne Amadou Ba mi nu fal premier ministre yeyoon na ko ndax bu weesoo xam-xam bi mu làmbool da caa boole woon yàgg a xaar écarté nan ko fi écarté waat ko terewul mu toog ni tekk di xaar mësul wax lu ko metti coowit mësul jipp ba tey ni mu déggee daal yi Abdoulaye Daouda Diallo moom it yéenekaay bi jàpp ne mënta def ak Amadou Ba ba tax moom it ñu wàcce ko Moustapha Ba mi ko fa wóotu yore budget ak finance nara feggook Oulimata Sarr mi nu dénk économie bi enquête ne dio la boo xam ne ay expert lañ ci wàllu wi ba tax ñu njortu ne dinañ yéegal niveau finance bu réew mi du quotidien réew mi daal am na gouvernement bu yees Amadou Ba jiite leen ak fanweer ak juróom-ñetti ministre fukk ak ñett ñu dàq leen Ismaïla Madior Fall delsiwaat Walf Quotidien moo tax ñëpp war a xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall ñetteelu mandat la bëgg journal Front de Terre bi ne Ismaïla Madior Fall jotaat na ci li mu daan def te nanu yónni yàgg bàjjo ba bàyyiwul dara Pape Diop mi leen jàppal tànk ca pencum ndaw réew mi di assemblée nationale itam njiitu réew mi compal na ko ndax jox na ko ministère muy Aliou Sow ñu dénk ko caadaay réew mi Le Quotidien Macky Sall kay ci suuf la tàmbalee tegit gaa yoo xam ne noppi nan ngir xeex ak andi saafara ci jafe-jafe réew mi Abdoulaye Daouda Diallo moom ñu seppi ko ci ndax ñàkk mën a defam ak Amadou Ba ak Victorine Ndeye ak Doudou Ka nekk ñaari ministre yu fekk baax ca Ziguinchor Oulimata Sarr moom yéene kaay bi ne mooy jigéen ji njëkk ju ñu dénk wàllu économie ci ab gouvernement ci mim réew journal L'Info ne Macky kay daagu na jëm 2024 Tribune yéene kaay ne dëgg la état major bi mu tekk keroog gaaw bi nu weesu ku ko gis xam ne Macky Sall troisième mandat la bëgg journal bi ne Amadou Ba mi mu def premier ministre moo nar a nekk directeur campagne am ci Ndakaaru Mame Mbaye Niang ak Abdou Karim Fofana la fi nar a tekk ngir ñu jaamaarloo ko maire bu Dakar di Barthélémy Diaz ca Ziguinchor Victorine Ndeye ak Doudou Ka nar fa
laaleek Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna lii quotidien li leer te wóor daal moo di Amadou Ba moom la Macky Sall def premier ministre tax journal bi jàppee ko grand retour direct news ne gouvernement bi Macky Sall taxawal fii ak 2024 tëggum dëndëkum semmiñ la nar a doon neex benn naqari benn le vrai journal ne kenn ki di Amadou Ba mi Macky Sall def ca booba xel nangu na ko li xel nanguwut Sud Quotidien Record L'Observateur lii quotidien ak bés bi le jour wax nañ ko nee nan moo di Matar Ba mi nu jële ci ministère des sports bés bi le jour ne Macky Sall tax na ba Matar Ba forfait ca Qatar Record yéene kaay ne lii moo leen jaaxal Yankhoba Diattara mi ko fa wóotu journal bi ne ñoo ngi xaar ba xam lan lay def Vox Populi ne gouvernement bi nu fal yees am na 15 départ 11 yu yees lépp boo leen boole 38 ministre lay nekk juróom-ñett rek a ci nekk jigéen fanweer yépp ay waxambaane lan Le Soleil national ne Amadou Ba moo leen jiite waaye li leen jiitu réew mi di président Macky Sall xamal moo di nanu gaaw andi saafara ci li yitteel askan wi Les Échos ne keroog gaaw bokk na ci li gënoon a tardeel gouvernement bi waa PS di parti socialiste ndax bëri na ci ñoom ñoo xam ne ànduñu woon ci ñu tabaat Serigne Mbaye Thiam ndax nag ñoom li nu jàpp moo di ku mënul bawoo lu yàqu yawa Lamine Diop bokk ci PS ne Serigne Mbaye Thiam daal ñi ko doon ŋàññi ñëpp li nu bëggoon moo di ñu jox leen place bi mu yore laas ne fi mu toll daal liggéey rek a des Macky Sall moom teg na ñi mu duppee ay combattant susu amoom xëy uti ab xeltukat bu leen di càmbaral gouvernement bi it mën naa am ñooy tabax autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis autoroute bi nar a bàyyeekoo Dakar jàpp Tivaouane utali Saint-Louis di Ndar Géej Libération yéene kaay ca loolee la xëy di wax boole ci di càmbar lan la nar a andi nay lënt-lënt ak i lorole ci alam bi lamb ji sunu lamb yéene kaay ca la xëy di wax journal bi jox kàddu gi Cheikh Tidiane Ndiaye nekkoon fi vice président CNG mu fay leeral ponk yu bëri leeral itam ne lamb ji doxoon ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Yaxya Diop Yékini weesu woon na lambi kese. jërëjëf Serigne Saliou Seck ñu lay jaajëfal mbokk yéen it sant nañ leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi ñëwaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn du ak jàmm bàyyi leen ngeen wéy ak Pape Cheikh ci seen émission Midi Plus.